j'espère que vous allez bien, c'est Amina, je suis venue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi man la Amina di Guère Mabo dama ñëwoon tey pour vidéo bu bees ak rek daal macha allah waxtaan bu bees di am kontaan ak mbégte mu rëy rëy di leen retrouver rek aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne di wax ne rek daal macha allah comme ni ngeen ko gisee ak ni ko ci waxee tey ci lan la ñuy wax maanaam bëggeel. Voilà kii di février di le mois de l'amour. Voilà tey nag daal macha allah gis ngeen ne ci 14 février lañu jógee kii di 14 février di le jour de l'amour, la Saint-Valentin. Voilà donc nag daal tey de mois de février bi dañu fas yéene waxtaanee rek daal macha allah li nga xamante ni nii mooy mbëggeel. Voilà mbëggeel maanaam ça se cultive mooy rek daal macha allah mbëggeel dañu koy suuxat mbëggeel maanaam tool la boo xamante ne nii dañu koy bay. Voilà mu nekk rek daal macha allah lu am solo rek daal macha allah ci mbëggeel nekk rek daal macha allah tam lu am solo rek daal macha allah ci biir couple. Voilà donc te loolu la ñuy ñëw waxtaanee rek daal tey macha allah mais nag balaa may commencer suñu vidéo bi dama leen di ñaan ngeen nekk ci duur ci boobu le bouton képp ku ci abonné wu rek ci Amina li Guère Mabo maa ngi lay ñaan nga nekk ci duur rek daal macha allah ci boobu le bouton képp ku ci vidéo bu neex tam maa ngi lay ñaan nga like ko. Voilà di wax ne voilà tey comme niñ koy maanaam mbëggeel yàgg nañu dégg waykat ya mag ña nit ñu baax ñi ñëpp naan dañ koy suuxat mu nekk rek daal macha allah waxi dëgg parce que mbëggeel dafa nekk loo xamante ne nii dafa fragile loo xamante ne nii nag dafa fragile maanaam loo xamante ne nii dafa fragile li ma ko mën a waxee ci li ma ko mën a tekkee ci olof mooy loo xamante ne nii daal dafa kii daal dañ ko war a conserver loo xamante ni dañ ko war a sàmm loo xamante ne nii dañ ko war a toppatoo daal dañ ko war a toppatoo. Voilà donc mën nañu mbëggeel noonu la mel comme ab tool wala leen parce que tool bi xam nga tool bi mën nañ ne dafa fragile parce que tool bi dañ ko war a toppatoo parce que tool bi lu tax mu fragile ñu war ko toppatoo mooy que ne tool bi tey maanaam tey bu nawet bi ñëwee nga daal di am say jiwu ko dem ji sa mboq ji sa gerte yaa xam loo fa ji rek gi sa ñaam bi loo xam yaa xam loo fa ji danga ñaan yàlla rek daal macha allah bu nawet bi jeexee nga daal di jeex li nga xamante ne moom nga ji am si ay produits yu baax yu jéggi yu mucc ay nga mën ko jariñoo rek daal macha allah yooyu les produits. Donc de ce fait que tam loolu nag balaa nga koy mën a def da nga koo war a mën a toppatoo da nga koo war a mën a suuxat da nga koo war a mën a bay. Voilà te bay bi tam dafa soxla ay produits soxla ndox du ndox rek lay soxla mais des fois yenn produits yi yenn matériels yi sax agriculture pour rek daal macha allah tool ba mën a meññ lool mën a baax lool ba nga am rek daal macha allah bay ba nga lan ko soxla daal lu baax lan ko soxla. Mën nañ ne mbëggeel aussi noonu la mel mbëggeel dañ ko war a suuxat dañ ko war a cultiver dañ ko war a bay dañ ko war a toppatoo dañ ko war a jox ay soins normal. Loolu dafa nekk rek dafa am solo rek daal macha allah ci maanaam rek daal li nga xamante ne nii mooy mbëggeel. Voilà parce que tey ñu bëri tey maanaam dañuy nekk daal macha allah ci ay biir néegu sëy surtout ci biir néegu sëy parce que du ci bëri ci biir néegu sëy lay commencé parce que macha allah labat ba dañ ko doon suuxat ba mu très bien dañ ci doon jël soin di ko toppatoo daal ba mu très bien mais bu ñu demee ba ci biir néegu sëy ba rek ñu bàyyi seen loxo wala quelques années après le mariage maanaam ay at ci ginnaaw rek après sëy bi ñu commencé rek di bàyyi seen loxo suuxatuñu toppatootuñu defatuñu lu ñu war a def. De ce fait que nag après nag day dem ba mën nañ ne amour dootu fa amati wala bu fa amour amatee amour ga dafay nekk lu nelaw lool loo xamante ni dafa soxla ñu yeeka dafa soxla ñu toppatoo waat ka dafa soxla rek ñu jëlaat ci soin entretenir ko rek daal macha allah bu baax a baax daf ci am solo. te ñu bëri tam maanaam lu bëri ñu ngi koy xeeb maanaam yaakaar ne amul solo ci maanaam mbëggeel amul solo ci ñaari waay dencante amul solo ci ab sëy amul solo ci ñaari waay ñuy bëggante. Mais dafa am solo muy li nga xamante ni mooy lan mooy tendresse mooy lan mooy wan nit ki ne yow danga ko sopp wan nit ki ne yow danga ko bëgg par ay fait par ay geste par ay wax daf ci am solo bu baax a baax parce que loolu day tax nit ki amaat confiance ci mbëggeelam ne yow bëgg nga ko day tax nit ki amaat confiance même ci boppam day tax nit ki va se sentir aimé même xale bi nga xamante ne sax macha allah yow yaa ko jur danga ko war a am jox un amour de tendresse.
donc dafa wax xale dafa soxla tendresse bañ na ko sax dañ na xale tant que mi ngi sentir ne dañ ko bëgg ñu ngi sentir ne quand même dafa am tendresse dafay développer rek daal macha allah ci mentalam ci intelligence am kon daf ci am solo kon mën nañ ne tendresse ci amour yëpp lañ ko soxla ci amour maternel mais aussi ci amour passion ak leneen dafa am solo donc nit ki dafa bëgg dafa soxla bu fekkee da nga ko bëgg nga di ko wan ne yow da nga ko bëgg di ko wax di def ay gestes yoo xamante ne nii wane da nga ko bëgg gestes itam mën na nekk ci lu bëri mën na nekk ci ay cadeau mën na nekk ci respect mën na nekk ci ay wax mën na nekk ci ay jëf mën na nekk rek ci lu bëri kon dafa am solo rek daal macha allah ñuy maanaam rek ñaar ñi nga xamante ne ñu ngi bëggante ñuy suuxat seen bëggeel tous les jours ba am na tam ñoo xam ne dañu yaakaar ne maanaam bëggeel bi dañ koy suuxat rek maanaam ci labat ba maanaam ci début bi suuxat ko tam ci maanaam njëlbeenu sëy ba maanaam ci les premières années du mariage bàyyi seen loxo parce que dañ ne d'après une personne il m'a dit que ne maanaam mbëggeel dañ ko war a suuxal rek macha allah buñ ko suuxalee ba mu taxaw maanaam mi ngi mel rek garab la goo xamante ne da nga koo jëmbat ba mu taxaw ba mu dem ba ne xëlit na dëng soxlaatul nga di ko toppatoo ah non garab gi sax nga xamante ne da nga koo jëmbat suuxat ko ba mu ne xëlit na dëng ba nga xamante ne macha allah la nga ci bëggoon am nga ker ga nga ci bëggoon mi ngi meññ ay doom yi nga xamante ne mi ngi lay amal njëriñ mais garab googu ba léegi même bu soxlawul ñu koy arrosé soxla na des fois ñuy daggaat caria retaillé waat ko ba mu très bien ak yooyu soxla na lu bëri mais am na noo xamante ne bu ñu ko defee rek wala ñu jël maanaam lii law bay di utiliser di ko gor wala leneen wala ñuy dagg feuille tout le temps garab ga du meññ na mu war a meññee donc même bu taxawee sax dafa soxla encore ay soins am na loo xamante ne même bu soxlawul toujours ñu di ko mbay wala ñu di ko toppatoo dafa soxla ay soins amour ba tam noonu la mel amour bu demoon tey ba taxaw maanaam bu demoon tey ba nga labat ba nga takk ba ngeen am njaboot ba ngeen dem ay ati at sax dafa soxla ñu koy jël soin maanaam toujours toppatoo ba toujours wax yu neex ji toujours rek leneen ak leneen te loolu ci góor mais aussi tam ci jigéen parce que on est en Afrique bu ñu waxee jigéen sëy ba moo ko war a yore moo war a lii moo war a laa c'est vrai waa li fi waa maam waxoon ba léegi jóg fii li fi alxuraan wax ba léegi jóg fii mais itam mais jigéen dafa war a def waru garam góor war a def waru garam rek daal macha allah si benn côté voilà daf ci am solo rek daal macha allah bu baax a baax rek daal macha allah. voilà dañu war a xam ne tam amour maanaam dafa nekk tam sentiment boo xamante ne ça doit se mériter sentiment bu am solo la boo xamante ne nii bu am valeur la boo xamante ne nii ça doit se mériter maanaam tey li ma bëgg a wax foofu mooy que ne tey maanaam góor gi tey bu ñëwee di bëgg ku jigéen ki dafa war a mérite bëgg ko dem ba bëgg ko ku jigéen ko dafa war a mérito mbëggeelam googu ku jigéen gi tam tey bu bëggee ko góor ki dafa war a mérito mbëggeelam googu daf ci am solo bu baax a baax parce que lu tax ma wax loolu mooy que ne tey dañu nekk si jamono joo xamante ne maanaam tey ñu bëri dañuy foyee mbëggeel ñu bëri maanaam dañu teg mbëggeel fu mu nekkul wala ñu bëri sax dañu yaakaar ne peut-être te mbëggeel amatul te mbëggeel mi ngi am ba léegi voilà donc de ce fait que tey maanaam góor gi tey bu fekkente ne maanaam dafay labat ku jigéen ki am na nu muy war a mën a doxalee ak moom ba nga xamante ne nii tey maanaam ku góor ki nga xamante ne en général moom mooy def le premier pas ku góor ki nga xamante ne tam en général moom mooy ñëw labat ku jigéen ki ku góor ki nga xamante ne maanaam tey bu fekkente ne takk jot na moom mooy ñëw takk ku góor kooku tey dafa am nu mu war a mën a doxalee ak ku jigéen kooku ba ku jigéen ki am li ñu wooyee maanaam une relation de confiance boobu nag la ca am bari na la ca am mooy maanaam tey ku jigéen ki day dem ba xam ne kii bëgg na ko ku jigéen ki day dem maanaam ku góor gi mu ko seqal bëgg na ko kii am na lu mu ko jaral kii am na fu mu ko teg kii valoriser na ko kii am na gëdd gu mu ko jox donc c'est très important côté boobu tam maanaam jigéen ñi nga xamante ne ñoom la ñuy ñëw di labat am maanaam bàyyi ci xel maanaam ku jigéen ki nga xamante ne tam ku góor ki nga xamante ne moom li mu labat tam ak lu mu takk tam ak lu mu def tam premier pas parce que premier pas tam je n'ai pas dit tam tout simplement aussi que ne tam góor rek moo war a def premier pas jigéen am na jigéen ñu def premier pas parce que jigéen tam mën def premier pas ça dépend rek daal maanaam mais dañu nekk tam maanaam ci jamono ci maanaam ci kii boo xamante ne nii ci suñu culture en général voilà lu ci ëpp góor ñi ñooy def premier pas mais nekk na si jamono joo xamante ne même jigéen peut faire le premier pas mais ku ci mën a def premier pas rek c'est pas tellement important le premier pas ce qui est important mooy maanaam ñaar ñi nga xamante ni ñooy bëggante ku ci nekk rek maanaam na nga bëgg sa morom mais tey bu fekkoon ne tey yow tam góor gi nga xamante tam yow maanaam tey yow la lañ bëgg aussi maanaam yow ku jigéen ki tam yow la bëgg maanaam tam ku jigéen kooku tam na mérito sa amour
na la jox respect xam yow yaay kan loo ko bëgg-bëgg moom tam ndax yow na nga xam ne yow tam kii bëgg na la da nga xamante ne tam kii jox na la sa gëdd da nga xamante ne tam kii yëg na la da nga xamante ne tam kii bëgg na laa sëyal da nga xamante ne tam kii maanaam xam ne yow yaay kan daf ci am solo parce que loolu yëpp des fois bu fekkee ne manqué na rek ca njalbeen gi après mën na feeñ ci sëy ba te comme nañ ko waxee tam ni ko olof yi waxee li feeñ maanaam sëy la ka tas feeñoon na sa njalbeen te kenn fay ko donc loolu yëpp loolu dafa nekk tam maanaam lu am importance parce que lu tax may leeral loolu dañu nekk si jamono joo xamante ne nii ci bujjug jamono lañ nekk lu bëri tey jigéen ñu ngi koy nangu te nanguwu ko woon bu njëkk lu bëri tey jigéen mi ngi koy def te defuñu ko woon bu njëkk donc on n'a pas dit se comporter il y a 50 ans il y a 40 ans mënuñu comporter woon noonu ba léegi mais néanmoins mooy valeurs yi fi nekkoon ba léegi tam mi ngi fi kon valeurs yooyu ba léegi tam ñu jox ko ñu continuer ci valeurs yooyu jox ko tam gëdd tam daf ci am solo rek daal macha allah bu baax a baax rek daal macha allah bu loolu passé aussi des fois c'est vrai au début quand on aime on est trop passionné surtout nous les femmes en général maanaam tey bu fekkente ne dañuy soog di bëgg gis ku ñu bëgg ko maanaam dañuy bëgg rek gëmba tëx comme ni koy olof di waxee naan gëmba tuxulum ak leneen maanaam duñu gis duñu dégg dañuy topp suñu mbëggeel dañuy topp suñu xol ba mu ëpp ba nga xamante ne nii maanaam dañuy nangul lu ñu warul nangu dañuy muñ lu ñu warut a muñ dañuy accepter lu ñu warul accepter dañuy def lu ñu warul def donc de ce fait que et c'est vrai que l'amour a ses raisons que la raison même ignore mais quand même l'amour lu mu ñàkk ay raisons des fois aussi il faut qu'on se raisonne mooy des fois lu ñu bëgg lu ñu passionné war nañu mën ne teg xool bu baax ki ñu bëgg mooy kan essayer jàng ki ñuy bëgg essayer xam ki ñuy bëgg kan la essayer xam ay jukkoom essayer xam nu mu mel essayer xam lii essayer xam laa mais bu ñu toppee des fois suñu passion suñu xol de trop des fois mën nañ dem ba après daf ñuy indil ay problèmes après parce que daf ñuy indil ay erreurs parce que mën nañ dem dugg ci koo xamante ni waruñu woon dugg ci moom wala ñu dem sëy ak koo xamante ni waruñu woon sëy ak moom donc c'est très important des fois lu ñu bëgg ñu ne tekk daal di jéem a maîtriser suñu bopp xoolaat bu baax réellement fi nga xamante ni moom la ñu teg suñu tànk xoolaat suñu bopp réellement xool fi nga xamante ni foofu lañu jëm xoolaat suñu bopp réellement xool li nga xamante ni moom la ñuy def mais bu fekkente rek maanaam dañu topp suñu xol de trop topp suñu mbëggeel de trop des fois dañuy dem ba def yenn erreur yi nga xamante ne après war nañ ko mën a regretter itam des fois c'est très important ñuy xool bu baax maanaam ci kan la ñuy dugg am na ci solo bu baax a baax parce que des fois divorce yu bari mi ngi am tout simplement parce que sëy yi mooy gaaw labet bi mooy gaaw de trop à 15 jours mënoo ci xam ni pour sëy moom en 1 mois en 2 mois c'est un peu très court pour nga xam ni c'est vrai que nit sax dafa lëndëm kenn mënu ko xam à 100% mais néanmoins mën nga jàng nit ki am loo mën a xam ci moom parce que nit ki am na jukkoom yoo xamante ne mun lu mu la nëbb am na yoo xamante ne il faut dina ci feeñ dina ci xaw a feeñ mu xam fan la donc c'est pas parce que c'est pas d'être très compliqué mais c'est quand même d'être raisonnable c'est quand même maanaam xam fu ñu teg suñu tànk xam fan lañu jëm xam rek maanaam naka la ñuy doxalee xam jéem a tam sàmm tam ëllëg suñu ëllëg jéem a tam sàmm tam maanaam suñu njalbeen daf ci am solo bu baax a baax di xam tam maanaam aussi nañuy jéem a comprendre aussi que ne nit ki dafa war a xam ay choix dafa maanaam am ay principe de choix daf ci am solo parce que bu ñu waxee des fois nit ñi ñu bëri dañuy minimiser choix par exemple ils se disent que am na ñoo xamante ne choix dañ koy jëlee comme taamu am na ñoo xam ne choix dañ koy jëlee comme compliqué am na ñoo xam ne choix dañ koy jëlee comme je ne sais pas mais choix maanaam yàlla suñu borom moo njëkk sopp choix maanaam tànn nga xamante ni moom la ñu bëgg a sëyal tànn daf ci am solo parce que tànn nit ki mënul ñàkk tànn ki mu bëgg a sëyal parce que lu tax mooy sëy dafa am solo sëy dafa nekk lu màgg sëy dafa nekk lu yàlla bëgg sëy dafa nekk lu yàlla gërëm sëy dafa nekk loo xamante ne njaboot daf ciy juddu donc ka nga xamante ni maanaam moom ngay tànn pour sëyal ko il faut nga tànn ko yëf yi ay tànnante la
du caagi ne ku góor kese mooy tànn yow da ngay tànn yow ku jigéen ki da ngay tànn ku góor ki tam dafay tànn te yàlla moo njëkk a sopp tànn parce que yàlla bu soppul woon tànn du ne ñi niroo nañu sëy maanaam xulookat ba na sëy xulookat ba xeexkat ba na sëy xeexkat ba naankatu sàngara ba na sëy naankatu sàngara ba ainsi de suite yàlla moo njëkk a wax loolu ci alxuraan donc yàlla ni mu waxee loolu ci alxuraan tam noonu la ñu war a suivre suñu ay choix ba nga xamante ni tey bu ñuy choisir nañu choisir ki nga xamante ne moom la ñu déggool ki nga xamante ni moom la ñu compatible ki nga xamante ne nii moom la ñu bokkal ay bëgg-bëgg bokkal ay xalaat ki nga xamante ni moom la ñu bokkal yoon ba nga xamante ne nii moom la ñu choisir aw fa am na ci solo. bu boobaa maanaam bu fekkee ne dem nañ ba sëy ba dina mën a yàgg sëy ba dina mën a mucc ay sëy ba dinañ ci mën a am njaboot goo xamante ne nii dinañ ko sopp dinañ ko bëgg daf ci am solo mais tey bu fekkee ne da nga yàkkamti sëy ba dugg ci koo xamante ne nii vous n'avez rien à voir ensemble après loolu mooy non seulement mooy indi divorce mais mooy indi ay jafe-jafe yu bëri mën na indi sax liñ naan peut-être que parce que dañu wax doom ju baax mais doom ju baax aussi déggoo maanaam la koy indi tam ca la bëggante la koy indi ca la bokk ay jikko la koy indi ca la donc am na ci solo bu baax a baax rek daal macha allah voilà di wax ne tam ba léegi aussi maanaam